الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله ما شاء الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu ak ci déplacement bi ñu leen oo tey pour andi ay leeral ci affaire u jàkk bi ñuy wax Masjid Ibrahim nekk fii ci Rebeuss rue de Reims angle Marsa jàkk jëloo boo xam ne jàkku cosaan la jàkk joo xam ne ñu ngi ko sosoon en 1946 ba tey jii nii wane malheureusement ci jamono yi ñu toll sax dañu demandé woon préfet bi ginnaaw coow yi def ci bari woon ak wax yi mu daal di ko tëj jàkk nag bu ko préfet xësee tëj dafa am lu ñuy wax insécurité te insécurité bu amee préfet rôlam ci biir dëkk bi mooy mu tëj jàkk ji ba jàmm am ndax jàkk jàmm fa war a am bu baasee jàmm amatu fa rek musiba naaru laay lay jur te gis nañu jàkk yoo xam ne dañuy dem bay dóorante ay jaasi bay gaañante bay andi ay jafe-jafe toll na ci ñaari at ba léegi mu ngi dugg ci ñetteelu atam bi ma demandé ñu tëj ko ndax insécurité bi ci amoon ba léegi mënuñu ko ibbi tamit te du demee noonu tant que juboo amul rek loolu du mën a sotti te loolu mooy yoon li andi insécurité bi nag mooy man imam Oumar Diène nekk imam tutélaire ci jàkk ji depuis 1991 soit année bi mooy def 29e année may jiite jàkk jooju bi nga xamee ne nag jamono dox na ba ma andi fii ay nit ndax benn nit rek wala benn imam rek waru yore jàkk fokk mu bokk ko ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ko ci uutu ndax réew la leen mbir ne man samay activité dafa bari tubaarkàlla macha allah li may yëngatu tamit dafa bari li may tukki it dafa bari ma nekk ci mbir yu bari yoo xam ne dama koy doxal autour de moi et de ma personne mais terewul ma nekk l'imam tutélaire de la mosquée bi nga xamee ne yaatal war na jot ma waxtaan ci ak suma papa Mbaye Diène Thierno mi nga xam ne mooy ndey njàmburu Ndakaaru woon dafa génn àdduna rahmatullah alayhi ne ko dama bëgg a yaatal jàkk ji fal ay ilimaan ma fal ku ñuy wax Mohamed Rachid d'origine libanaise la ku jàng alxuraan dëkk fii ci avenue Blaise Diagne muy jiite jàkk ji daan na jiite julli juróom aussi fii ci grande mosquée finalement bu ñu dindee loolu moom mu yore suñu jàkk di ñu ci jàppal ndax moo ci gënoon jege ñu tax fal ci ku ñuy wax Mamadou Alpha Bari mu nekk Pël Fuuta kon gis ngeen diversité culturelle bi mu andi kii nekkoon sa libanais sa libano-syrien benn Pël Fuuta topp ci ma andi ci kenn ku ñuy wax Mbaye Diagne nekk suma rak magam suma promotionnaire la ci daara ji ma daal di yaatal daal di jël ki ñuy wax Mbaye Diagne ma gis ne jàng na alxuraan wane amul métier day toog di taxawaalu ma ne ko da nga jege ma dama bëgg nga jege si ma ci jàkk ji ma lay jox ngay julli pour nit ñi xam la yàlla def mu génn kaso ma daal di ko jël ci jàkk ji pour réhabiliter ko dimbali ko bi ma ko génnee kaso ma andi ko muy jiite ci jàkk ji ma ne lii du dara nañ ko fóot rek mu jàll mu nekk suma rak bi ma ko àndee ci jàkk ji su ma tukkee muy def lu nekk sama ginnaaw bi ñu ginnaaw ñu naan jàkk yi libu yi ñoo ci war a jiite libu yi ñoo ci war a nekk wala looy ma ne leen libu yi grande mosquée lañ leen xeemalee ak suñuy pénc loolu ñun ñoo ko moom mais fii nag quartier la quartier moom ñëpp ciy bokk maa njaago yeeg séeréer yeeg joolaa yeeg olof yeeg bambara yeeg ñëpp ci bokk te noonu la ñu dëkkee it bi ma ko àndee ci jàkk ji mujj ginnaaw gi ma koy jox responsabilité di ko ci favoriser sax ndax bañ rek mu am frustration mujj ginnaaw gi nag ndekete caay-caay dugg na ci bi ma seetee le maire de Dakar Plateau à la personne de Alioune Ndoye demandé leen ñuy subventionner
les mosquées des quartiers de Dakar Plateau ndax ñun mécènes rek ñooy joxe kenn du ci def dara bu courant bi ñëwee yenn saa yi imaam a koy fay yenn saa yi kenn ku baax yenn saa yi bi yàlla doxalee nag nga xam ne maire nangu nañu subventionné bi ma demee ci conseil municipal boobu defoon ay proposition mu egg ay 800 000 francs par an maanaam kuy sang néew gi ndoxu courant ndox ak courant wu jàkk ji entretien eau de javel balai toilette ak petite subvention bu ñuy jox tamit ki nga xam ne mooy nettoyer toilettes yi ak aspirateurs yi ak morgue bi nga xam ne day consommer courant mu nekk utilité publique ñoom ñu arrondir ko à 1 million di ñu jox subvention yi alors ma tukki dem Israël ma ñëw fekk maire joxe na subvention yi moom mu détourné ko waxu ko kenn jël xaalis bi denc ko jël chèque bi dem endossé ko touché ko ma wax ko mu weddi ko alors pour bluffer nit ñi deuxième subvention bi ñëwaat mu lekkati ko te moom imam secondaire rek la ma ne nag lii mu ngi bëgg a ëpp ma oo ko mu ne ma noonoo damay defar jàkk ji moo tax ma jël xaalis bi ma ne ko mais jàkk ji yow sur 2 millions d'encaissés tu n'as acheté que 4 sacs de ciment suuf si dañ ñu ko may béton bi dañ ñu ko may nga mettre mosquée bi dans cet état gis ngeen ko ci photo bi mosquée bi nu mu meloon en 2019 en 2017 ak mosquée bi nu mu mel aujourd'hui en 2020 peut-être 2018 sax lañ ci arrêté nekk détérioré ko complètement et entièrement saccagé ko di nax nit ñi di dóor ku nekk mën na dañuy defar jàkk ji andi 200 000 dañuy defar jàkk ji andi 300 000 dañuy defar jàkk ji andi fukki dërëm alors bi plainte yi bare ne ñun ñu ngi joxe suñu xaalis gi suñu liggéeyu jàkk ji ma ne kii dama ko yóbbu ci yoon ñëpp a jàpp ci non koo war a jëli police waruloo ko fa yóbbu ñu oote assemblée générale mu reconnaître que ne moom moo détourné xaalis bi wax dëggu yàlla ci jàkk ji ma ne bon comme moom reconnaître na honnêtement ne moo détourné xaalis bi ñu évaluer xaalis bi mu détourné ci jàkk ji mu nekk 7,8 millions ci di nit ñi joxe naa 100 000 joxe naa 200 000 pendant 2 ans mu détourné xaalis bi ñu ne nañu bàyyi noonu ñu recommencer à zéro bi ñu recommencer à zéro 1 mois après mu recommencer waat les mêmes actes commencé sax di andi problème ci jàkk ji ba mu am insécurité ñu tëj jàkk ji kii ci doon xeex ne day andi problème ñu yóbbu ko justice mu ngi tudd moom tamit Babacar Diagne ñu koy wax Hall bi mu ko yóbboo justice ñu condamné ko à 6 mois de prison avec une amende de 200 000 francs 500 000 francs la woon sax maa ne nañ ko wàññi ndax ñoom affaire naatalewuñu amuñu moom apprenti maçon la mënul fay 500 000 ma demandé le procureur mu wàññil ko defal ko sax 200 000 procureur ne mënuma def lii te amande ma ko tëj naa ko 6 mois 2 ans ferme avec 6 mois de sursis mu daal di ko bàyyi ma defe ne histoire bi jeex na ñoom ñu continuer waat di coow ba ñu tëj jàkk ji faf ma ne préfet comme jàkk ji dafa am insécurité mieux vaut nga fermer ko une bonne fois pour toutes ba jàmm am devant le préfet ñu dem def benn regroupement entre Pape Yibou Diack moo ko dirigé As Diack le chef de quartier moom bokku ci sax mais mënu ci bañ a ñàkk ñëw ndax mooy chef de quartier bi day fekkee réunion yi xam na lépp lu ci xew ñu oo imam si tamit boole ko ci bëre rëbës oo Diallo boxeur moom du julli Diallo il vient jamais à la mosquée donc moom affaire u jàkk nekkul affaire am du nit kuy julli duñ ko xamee ci affaire u jàkk moom affaire u boxe affaire u yooyu la xam ñoom ñeent ak benn waay bu ñuy wax Njaay Mbalit moom xam ngeen perturbateur la comme son nom l'indique il dit que les syndicalistes ceci cela mooy andi perturbation yi yëpp ki ñuy wax Njaay Mbalit am benn nag waaye bu ñuy wax nag moom le major général moo sant Coulibaly moom ñun xamante nañu moom ñëw na ci man ne ma dama bëgg a nekk jàkk imam ci jàkk ji ma ne ko déet du ñu falee imam noonu mu ne ma non yow yaa yore kii bi dem naa ci ñëpp ñu ne ma naa ñëw ci yow ma ne ko yow dama la xam sa passé daf la rattrapé fii ci rue de Baye fii kër kenn baaru Ndakaaru yëpp raafale nga ko
ton passé t'a rattrapé, tu ne peux pas être imam dans cette mosquée. Ñii fi nekk nii jullil seen ginnaaw mais mënoo ilif jàkk ji mënoo fi nekk iliman ndax sa comportement moo àndul ak loolu, mais tu restes être un musulman. Tu as le droit de pratiquer, mais pour la nomination à ce poste d'imam, ma responsabilité est engagée et je ne peux pas le faire. Je ne te fais pas confiance parce que ton passé t'a rattrapé. ñoom ñooñu ñoo mer ah. Depuis Saint-Louis. Ton passé t'a rattrapé ci lu ma xam man mënuma la ko nommer ñi fi nekk ñëpp maa leen fi nommer ku ñu fi teg maa la fi teg ndax man mag ñi ñoo ma fi tegoon ñoo maa fi nekk ba tey jóge uma fi mais insécurité moo am mën nañ ko tëj balaa ñu fi rey nit balaa ñu fi gaañ nit balaa ñu fi def nag te loolu tamit responsabilité préfet de Dakar la bi mu ko saisiré par écrit mu ñëw def les constats le commissaire à chaque fois ñu oo ko parce qu'il y a des problèmes à la mosquée finalement ñu tëj ko te man xam naa ne mosquée bu ñu tëj ibbi ko tamit day jafe ndax foog parti yi juboo pour loolu mun a am. Alors délinquance boobu nag ñi ma cité léegi nommément ñu dem def benn coalition daal ne dañuy dem pour ñu ibbi jàkk ji man xam naa ne jàkk kenn na du ko ibbee noonu. Je suis membre de l'association des imams et oulémas du Sénégal en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Nous ñoo am ce qui est chargé des relations des mosquées pour la vie des mosquées et des imams en général dans le domaine religieux. Ñun ñoo ko imam Moustapha Gueye moo yore loolu mo Alaaji Imam Mbaye Diagne mi saisir Alaaji Moustapha Gueye ñu convoqué ñu au bureau des imams et oulémas du Sénégal. ba ñu demee ci convocation bureau boobu imam Moustapha Gueye ne ah yow yaay imam Mbaye Diagne yow sama tiroir bi c'est plein de plaintes yoo xam ne nit ñi dañ ko fi andi yow nga jël carte imam yi di ci def photocopie di jaay ay terrain di leb ay xaalis au nom des imams te yow bokkuloo association des imams Oumar Diène mi moo la ci boole tu n'es pas un membre actif, tu es un membre simple et tu n'es même pas imam ratib dans la mosquée tu es imam titulaire nga fa. Mais tu as droit à la carte d'imam. Mais carte bi yow abus de confiance bi ngay def ci nit ñi c'est très grave. Day jël benn carte bi photocopier ci kaw defal la ko comme acte de vente de terrain. Fële ca Zac Mbao ñu am fii 9 plaintes yoo xam ne terrain bu nekk mu ngi ko jaay 7 millions 500 mille yi 6 millions yi 8 millions. En tout cas pour un contentieux de 49 millions. Kayit yaa ngi fii ci association des imams. Bi ñuy saisir mu ñëw fii ñu ne ko yow mii andi plainte bi lii fi ñëw ci plainte contre ta personne soxla woon nañ la carte imam bi nga am la ñu soxla yow tu es renvoyé de cette association et plainte bi nga andi fii di ko kii tu es très versatile et tu crées beaucoup de mensonges ñu destituer ko interdit ko association des imams nangu kartam radier ko kon moom la mu doon doxi sax faf na ci fattu bàyyiwul subvention yi mu détourné ak yooyu yëpp ma ne comme kii dafa continuer di xeex naa ko yóbbu devant la justice cette affaire est encore pendante devant la justice exécuté dañ ko une première fois c'est en appel mais loolu ça n'a rien à voir avec mosquée bi ñu tëj mais c'est dans la continuité de l'action donc nag loolu moo tax détournement yi mu def ndax nit ñi mu def abus de confiance yi mu def léegi nag il est fatigué alors son frère à la personne de Moussa Ndiaye la tudd mais on l'appelle Moussa Ndiaye maa ko andi fii ci grande mosquée mu fi waaraate ajjuma bu jot depuis plus de 20 ans ku ma xam-xam ne maa yoroon grande mosquée ku fi dugg maa la fi dugal ku ñu fi génne maa la fi génnee moom it la même chose que ni ma ko nomee fële ma nomee ko fii ci jumaa ji mu fi waaraate ndax jàng na alxuraan wax dëgg yàlla kon war na mun a servir l'islam maa ndi ko fi boobu ba tey ajuma bu jot mooy waaraati jumaa ji mais waaraati bi yëpp tamit dafa andi ay jafe-jafe Maodo Sylla arrêté woon na ko ci jamono ne day attaqué murit yi day attaqué tijaan yi te loolu bëggoo ko ci jumaa ji daal jumaa yàlla la julli ñibbi
ay Serigne Touba ak Alaaji Malick du ñu yóbbu nit àjjana ak du ñu def nii ak yooyu kontewul julli daal mu fi andi nit ñi waaraate buy jaxase wala buy jafe-jafe du kii mi man ak Anta Ndiaye nag ñoo ci gën a sonn ñun chaque àjjuma ñu xas ñu ba ñu dee mais dañ koy muñ rek ngir yàlla tax lii ci toppaat Moussa Diagne moom nga xam ne nag léegi moo jóg ne ni ñu ibbi jàkk ji moom xamul ñu jàkk di doxee maag moom ñoo juddandoo ci benn koñ maa ko mag ñaari at ñoo bokkoon di jàng ci daara alxuraan Serigne Ousmane Diop ñu koy wax Passeman Pa Ousmane en 1964 ñu bokk dugg daara boobu ba ñu dem école 1963 sax fekk na ñu ciy jàng ba ñu dem école ñun ñu dem ba université ba continuer ba tey li ñu nekk moom tamit moo yóbboon grande mosquée tey moo wëlbatu ko bëgg a nekk grand imaamu grande mosquée ndax réeréew leen mbir ne grand imam bi dafa feebar donc campagne électorale u imaamu grande mosquée mu ngi commencé ibbi mu ñëw fii ci sama bureau fekk si ma fi grande mosquée ne ma kat dama bëgg nga jàppale ma pour ma nekk grand imam de Dakar ndax grand imam bi yat bi daf ko dal ma ne ko j'ai pas compris li ngay wax xaw ma ko mu ne ma ah yat bi dal na ko de dafa feebar trop ma ne ko ah wax dëgg yàlla de man juróomi at mu ngi nii gisuma grand imam de Dakar du ñu nuyonte du ñu fréquentante du ñu waxante du ñu demalante mais loolu c'est privé ñun ñaar la concerné wul kenn jubootuñu àndatuñu demalanteetuñu man sax bàyyi naa grande mosquée nekkatuma fi maa ngi ci sama yëfu bopp donc bi ma nekkee ci loolu mu ñëw sama bureau ne ma dafa bëgg a nekk grand imam de Dakar ma ne ko ah loolu moom du ñun maa koy fal mu ne ma grand imam bi dafa julli ci korité bii te dootul duggati grande mosquée ndax yéen télévision bi gis nañu dafa feebar ñëpp gis nañu ne dafa feebar mais def na fi benn déclaration boo xam ne ñun tamit dañuy jógal suñu bopp ndax nee na ku bokkul ci fukki penc yi ak ñaar du nekk imaamu grande mosquée mu ne ko am na ci droit foofu lañ ko falee moom kon fukki penc yi ak ñaar ñoo yore grande mosquée ñooy fal imaamu grande mosquée mu ne ma nag loolu du l'islam ma ne ko ah état bi moom grande mosquée ma ne ko waa lébu yi nag ñoo fi authenticité wu réew mi ci jàkk yi fii ci Ndakaaru lébu yi ñoo yore réew mi fii ci Ndakaaru ñoo yore penc yi nit ñi ñoo la fi walla si fekke leen fi kon nag comme Arabie Saoudite nu mu mel ña fa juddoo dëkk fa moom fa Xurayshi yi ñooy jiite ca Kaaba ga keneen du fa jiite grande mosquée bi tamit lébu yi ñoo fiy jiite na keneen ku nekk téye lu mu am te ngeen bàyyi lébu yi ak grande mosquée yow nag lébu nga wane bokkuloo ci fukki penc yi ak ñaar mu ne ma soo ma jàppalee ba ma jot ci grande mosquée dinaa la fa nommer poste ma ne ko man mu ne waaw ma ne ko man soxlatuma poste ci sama àddina yàlla may fal fu may dem fu mu nekk ak lu may def lu ne seetuma ci nit l'islam laay liggéeyal yàlla mooy sama patron bu ñu noddee mu julli ji bu mu xëy liggéey su guddee ma tëdd nelaw du ma dem fenn fu dul sama yëf ak circuit boobu laay dox ci juróom-ñetti waxtu yi ma yàlla jox ci bëccëg beeg guddi gi mu waxaat ma ci topp ma ci ba keroog mu ñëw ma ne ko mu ne ma dama bëgg a kii may xëccool ma ne ko kan mu ne ma Pape Laye Diène Ablaye Diène bu Rue 11 ma ne waaw mu ne ma daf ma ëppale point ci lenn ñun ñaar ñoo nekk grande mosquée en pole position ci remplacer imam Alioune Moussa Samb di Pape Samb ah ma ne ko man xaw ma ci dara juróomi at a ngi nii ma wax na ne gisuma ko du ma wax ci moom xamuñu ma ko dara du ma ko fréquenté du ma ci kii du ma ci doxal dara du ma ci wax dara soo bëggee ñu fal la imaamu grande mosquée nag da ngay seeti ca ñay fal imaamu grande mosquée mu ne ma yow mii andi ma grande mosquée ba ma nekk fi ba tey yaa ma war a jàppale ma nekk imaamu grande mosquée ma ne ko loolu mënuma ko ndax foo dul dem toujours maa fa nekkoon téye naa fa suma tànk du ma fa dem di la fali grande mosquée wala dara mu ne ma déedéet du bu fi nekkee bés bu Pape Samba gaañoo rek man ci yow laa yaakaar pour nga jàppale ma wax naa ko Koulibaly ñu ngi koy dox pour loolu am ma ne déedéet man boo koy waxee man fekkee ma ko mënuma fal imaamu grande mosquée danga ma bëgg a kañ ma duufala la sa rang
ñu ne maag yow ñooy ànd yaa ma bàyyi woon nga wéet léegi yaay dellu si di ma seet si pour ma jàppale ci da ngay dem nga bind loolu nga andi ko boo ko bind nga andil ma loolu yi nga bëgg yëpp nga wax ma ko bind ko nga jox ma ko defu ko ba benn bés ci fan yi rek mu dellu siwaat fii ne ma sax dama bëgg nga dugal ma ci imaamu jàkk ji ma ne ko déet yow mën a bokk ci imaamu jàkk ji nga juddoo fii en 1958 ba tey jii du benn bés boo mës a dugg ci jàkk ji julli fi masjidul Ibrahima bii du benn bés boo ci mës a dugg julli amul kenn da mësula ci gis te yow it da nga am ay manquement mooy yow da nga ragal néew te ilimaan day jullee néew yow doo tiim néew da nga ragal néew mënoo nekk ilimaan di jullee néew ilimaan nag mooy jullee néew bu góor ak bu jigéen nag bu ndaw ak bu mag ci am ilimaan a koy jullee ilimaan a war a si beeku tamit sang ko bu kenn amee ku ko sang te yow da nga ragal néew boo rombee almeer yi sax nii ngay def sa kanam xool fële pour bañ a gis cimetière yi foofu ngay mujjee maa la xam ñoo màggandoo may sa mag comme da nga ragal loolu nag yow da nga am handicap pour nga nekk fi imam dina jafe trop doo dem armeel yi tamit néew dañ koy ñaanal yow doo dugg armeel doo sang néew doo jullee néew kooku tamit handicap la ci yow amuloo jàkk joo jiite tamit handicap la ci yow mu ne mu fexeel nga dugal ma ci jàkk ji te utal ma carte association des imams et oulémas du Sénégal man ne ko carte bi seerul 1500 ba 2000 francs lay jar boo ko amee nga ñëw adhéré bokk dugg mais man dootuma la yóbbu fenn ndax gis naa sa rakk bi moo ci dugal muy jël carte imam yi di ci jaay ay terrain di ci def ay laissez-passer di ci abuser di ci dem fu nekk ba mu posé ñu ay handicap 6750 membres la ñu benn membre boobu kese di Mbaye Diagne mooy def ay dégâts ci turu carte imam yi ba ñu radier ko ci à part moom amul keneen ku ci radier mooy le premier imam radié de l'association et des fonctions d'imam ci Sénégal c'est le premier amul keneen ñii dégg imam yi dóor nañu taalibeeg damm nañu loxo kii yeeg yooyu yëpp am na mais lii nga def ni yow kenn rek yaa ko fi mos a def keneen amul keneen ñu doxal ma ne ko nag li sa rakk def fii yow tey yow mosoo dugg ci jumaa ji ñu dàq fi ci jàkk ji masjidu Ibrahima bi biñ la ci génnee ci sa rakk yow nga léegi nga ñëw nga ne da nga bëgg a nekk imaamu jàkk ji te yow da nga am ay handicap te da ngay daanu rab ñun ñaar ñoo màggandoo da ngay daanu rab te lislaam mayu la ngay julli ba ci digg bi ngay crise di daanoog di wax Kumba Lambaak maam njareek yu kenn xamul nit boo amee handicap day xam ne dafa feebar te ko loo wax non bul yàq sama waxtaan nit buy def loolu mutuloo da nga xam ne da nga am handicap boo amee handicap nag da ngay toog mutuloo ilimaan te kenn gisuloo ci de waaraatekat bu mag nga nag fooroo mën a yàlla nee na yonente bi nee na te jubuloo li nga jubul nag du ma ko wax kenn yow xam nga ma man xam naa la bu baax ñoo bokk benn koñ bu ñu màggee man mii samay jabar ci koñ bi ma dëkk laa leen di takkee samay goro la jëndi xam ñu xam ma xam samay doom koñ bi mu juddoo màggee fii laay takkee jabar samay jabar foofu la ñu dëkk mag ñoom ci koñ bi yow nag yaa am feebar loolu li la topp dafa metti dafa bari pour nga nekk imam fii nag ci jàkk ji dina doy waar ñi ma tudd léegi muy Diallo Boxeur muy Payi bu Jaag muy As Jaag muy Koulibaly ñoom ñoo dem benn ak Njaay Mbalit ñoo def benn coalition ne léegi dañu fiy jénne Oumar Diène mi fi def 29 ans pour andi kenn koo xam ne mosu fi julli ma ne leen waaw bu ngeen bëggee arranger problème kañ bu ngeen di génnee ñi nekk ci bopp bi da ngeen ciy jël ñi ci topp am na juróom benn imam yu topp ci man yoo xam ne ñoo jiite fajar jiite timis jiite gée jiite tisbaar jiite takkusaan loolu kañ mooy yoon mais ngeen jëli kële rek parce que dafa bëgg a nekk grand imam de Dakar ne léegi fal ngeen ko yéen a juum da ngeen ne ndax seen bopp de man kenn du ko falee noonu te man mag ñee ma fal dem nañu bu ngeen leen demee ci armée yi ñu ñëw fekk si ma fii ne ma bàyyil ma bàyyi
mais mag ñooñu bu ñu ñëwul fii dama bàyyil maa fi ne maa fi nekk j'y suis j'y reste maag imam yi nous y sommes